Aminata Kaba yëpp benn la. Mamadou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Aminata. waa tey dañuy dem déglu ji reportage bi ma def ci espace vert ba pare bu ko defee ñu gën a dugg ci waxtaan bi. jardin public jafe gis lool ci banlieue bu Ndakaaru donte bu fekkee ni sax bëri na lool njëriñ ci alam gi ak wér-gu-yaramu askan wi ñaari pay yi ñu fekk leen ci grand place bu buntu Pikine ñuy dam yi. pratiquement boo xoolee moom mooy purifier air li ñuy noyyi donc lu mu gën a bëri rek gën a baax malheureusement boo xoolee léegi nag presque pratiquement surtout zone bi ñu nekk nii Pikine bareetul espace vert te normalement dans chaque quartier waroon na am benn espace vert boo xam ne ay garab. nit ñi di mën di ko dem ci tool parce que loolu day contribuer améliorer santé nit ñi tamit. ça da lay permettre nga respirer bu baax. dégg nga bon et puis day am ay places yoo xam ne ay lieux publics la doon nit ñi ku sonn daa mën am pour récupérer ainsi de suite ak yooyu quoi. Moustapha Thiam jàpp ñi di téeméeri yi ci banlieue bi ñoo war a boole espace vert yi ci seeni priorité. ñoom li ñuy calculer yëpp mooy fu nit ñi dëkk rek fu ñu dëkkee la ñuy calculer spéculation foncière bi yëpp loolu la alors que plan directeur aménagement boo mën a gis prévoir na espace vert comme ni muy prévoir école mosquée ak centre de santé noonu lay prévoir espace vert mais malheureusement dañ ko peut-être espace yu ñu ko réservé loon dañ koy utiliser à d'autres fins. Pape Gueye yokku ci ne état bu Sénégal moo ci war a jël ay mesures ba pare xamal askan wi njëriñu espace vert. état bi mooy woo di jël responsabilité seet ni lii moom franchement parler ñuy comprendre ñu ne lu baax la mu def ko puisque ñoom seen njëriñ la mais xamuñu ko pour ngeen sensibiliser leen xamal leen ko du question soxla leen. Sénégal jamono ji nguur gi taxaw temm ngir ñu jëmmal espace vert yi ci gox yi goxaat yi nekk ci biir réew mi ngir njëriñu askan wi. mu nekkoon kon reportage yu Aminata Ba ci wàllu espace vert yi nekk nag loo xam te ne lu am solo la moom la ñuy duppee daanaka poumon vert bu ville bi moo xam capital gox bu mënti doon defe naa sëñ bi Sakho mi nga xam te ni xelam dafa màcc ci loolu sax mu am projet bu demee noonu ci créer li nga xam te ne moo di espace vert sëñ bi Sakho bu ñu la dalalee ba noppi laaj bu njëkk bi moo di xel mi ci wàllu créer espace vert benn fan la la dikkee ak ban constat nga def ba nga xamante ni nga gis ni c'est une nécessité fii ci capitale beeg Ndakaaru Sénégal ñoo am espace yooyu. Modou Fall maa lay sant maa lay remercier ci invitation bi di nuyu auditeurs yëpp ñuy déglu ci wàllu espace vert nag man mun naa ni ba ma nekkee ndaw ba léegi ci la ma dugg parce que école bi ma doon jàngee loolu mi ngi dans les années 90 dañu doon def ay séances de jardinage ak yu mel noonu. ma màgg nag jàng def marketing sax mun naa leen wax mais espace vert environnement nekk sama bopp ba léegi. donc benn loo defee woon exemple ni xale loo dugal ci boppam rek te muy lu baax su màggee da koy mooñaale. donc loolu la woon léegi nag ma dem nag ba heure liggéey jot ma am expérience liggéey nekkoon bitim réew ma bëgg a ñibbi Sénégal mais ma gis ni ñun vraiment dañu am problème dañu lajj ci wàllum espace vert. ak ay jardin te soo xoolee loolu dafay indi problème ci wàllum santé. si wàllu wér-gu-yaram si wàllu nekkin dundin day ma xalaat ni lu tax li nga xamante ni moom moo ma neex te mu ñor ma lu tax du ma ko def business. entrepreneuriat xew na xam nañ ni ndaw yi léegi am liggéey metti na si ñoom ma ni naa dugg si loolu looloo def nag après mooy commencé liggéey ak waa Cambérène école d'horticulture ba fa nekk ak Mbao am ay jeunes yoo xam ne at bu nekk dañuy génn am expérience bi du ñu am liggéey. tey jii ndax mën ñu expliquer activité commerciale bi nga xam te ni moo ci généré wu ndax wax nga ko ni bi nga ñëwee xool ko xëy na mu nekk yoon woo jël ngir daan ci sa doole. nga expliquer ñu un peu naka la liggéey bi tëddee et puis voilà noo ko defee ba rentabiliser ko ba mujj doon activité commerciale ci yow. waaw activité commerciale ndax dina jafe ma ni activité commerciale carrément parce que entrepreneuriat la da ngay jéem rek. mais soo xoolee li wàllum environnement man fi mu ko jàppee mooy conscience citoyenne la d'abord. c'est-à-dire yow da ngay ñëw indi dara. investir sa xaalis pour gis changement soo ñëwee sa dëkk bëgg mu avancer des fois sax doo si xool xaalis yow li ngay xool rek mooy naka laay def ba jàppale Sénégal ba nga xamante ni dinañ mun avancer. donc liggéey la ñu ngi def suñu kimtalaay kàttan mais dañuy pousse aussi di wax di bind di def ay documentaire di def ay film di bind ay article pour wax nguur gi vraiment nañu xoolu wàllu environnement surtout que soo xoolee si wàllu PSE par exemple président Macky Sall nee na développement durable bokk na si li nga xamante ni bëgg na ko teg en place fii ak 2035 te PSE boobu développement durable bi am na environnement donc suñu nee environnement rek mooy lépp luy gàncax lépp luy garab lépp luy espace vert donc waaw foofu la noonu la demee am na business nag ñi ngi jéem a góorgóorlu mais lu si ëpp daal ñun ñooy joxe suñu bopp
jéem a changer loo affaire yi. d'accord Mamadou aywa ma Aminata. bëggoon ñu wax ci ñu gën a xuusaat ci reportage bi balaa ñoo ñëw ci sa entreprise bi di Jannah muy par rapport ak askan wi lu ñu wax muy gis nañu espace vert yi dafa réduire par rapport ak année yi ñu passé léegi dafa gën di wàññeeku loolu nan nga ko gisee est-ce que du faute bi du état wala ci mairie yi nga xamante ni ñoom ñooy joxe titre foncier yi. loolu dëgg la soo xoolee par exemple soo xoolee plan d'urbanisme région de Dakar et environ horizon 2035 fii léegi 2035 dañu ni espace vert yi mi ngi si 0,15 mètre carré par personne bëgg nañu fii léegi 2035 mu egg si 1 mètre carré par personne. donc loolu am nañu objectif xam nañ fi ñu jëm su ñu jëlee par exemple population wu Dakar on est à peu près à 3 millions 300. donc loolu suñ ko multiplier par nombre bi ñu bëgg si espace vert normalement fii léegi 2035 war nañu am lu mat 330 hectares. 330 hectares d'espace vert fii léegi 2035. donc problème bi nag nguur mooy jël décision nguur moo am doole pour ñi nañ def wala nañ bàyyi soo xoolee nag effectivement nit yi souvent ñu àkki moo yenn espace yi da ngay gis cité bu ñu tabax wala béréb am espace vert nga toog ba si yàgg gis suñu mbokk yenn commerçant yi wala yenn liggéey yi installé wu foofu. wala nga gis nit toog ba si yàgg rek am nu mu làkkarti ba tabax fa kër. wala tabax fa restaurant wala leneen ak leneen donc defe naa ni nguur bi moo war a su jëlee engagement nii dañ ko war a réserver pour espace vert mu taxaw si. d'accord loolu gis nañ ko ci biir reportage bi am ku ne askan wi dafa mel ni dañoo xamul importance lii di espace vert est-ce que tamit état bi warta gën a améliorer tamit communication gën a xamal askan wi lan mooy njëriñu espace vert. man dama yaakaar ni en fait état ak population dafa war a nekk loo xam ne dañuy liggéey ensemble état warul nekk nii population bi nekk nii parce que soo xoolee si démocratie ñun ñooy état. ñun ñooy état donc population yi ñoom suñu xoolee rek ni dëkk bi doxee instant ak pollution bi nga xamante ni kër boo dugg tey di nga gis ni am na ku fa am problème respiration problème asthme population bi déjà moom moo war a taxaw bañ. mooy espace boo nga xamante ni gis nañ ni boo xam ni ñëw na fa te amul droit nekk fa population bi seen bopp ñoom ñoo war a jóg. bu état bi gisee ni nit yi nag ñoon na leen di leen aussi def li leen war si loolu parce que tey jii nii comme ni ma wax problème respiration yi metti na te garab xam nañ ni lépp luy CO2 da koy absorbé ba pare may ñu oxygène donc loolu daal dafa war a nekk benn collaboration boo xam ne entre état ak population yi mais état bi nag dëgg-dëgg war nañu si jàppale. ndax nekkul xëy na tôt dana fi bis en fait boo xoolee suñu niveau de réflexion kawewul noonu. population bi xëy na xalaatuñ ko Ndakaaru benn seen mission déjà bu fekkee ni da ngeen bëgg am ñaata nga wax sànq ñaata hectares. 330 hectares à Dakar déjà c'est quasi difficile. boo dee xool forêt bi nga xam te ni sax wala léeg-léeg yenn sites yi ñu doon classé dañ koy déclassifier. gars yi dagg ko déclassé du moins gars yi dagg ko def ko ay kër boo xoolee littoral bi ñu amoon nga xam te ni moo ñu doon indil air marine wala air marin. brise marine bi. gars yi fu mu ne nii dañ koy tabax zone non aedificandi yi nga xamante ni voilà c'était des décrets dindi nañ ko gars yi ñu ngi tabax mu mel ni kon sénégalais moo am problème de conscience ci li nga xamante ni moo di espace vert c'est-à-dire mooy épanouissement bi espace vert mën leen indil mais également conséquences yu mu leen di jox bu fekkee dañ ko dindi. soo xoolee moom moo tax démb maa ngi dalal ku mel ni Imam Kanté bu Point E bi nga xamante ni dañ koy dégg lu bëri muy wax dañ def benn vidéo maam moom en wolof. comme ni ngay wax parce que taux d'analphabétisme bi tax na souvent message yi ngay wax su fekkee du si wolof nit yi du ñu xam ni ngay wax. donc def nañ benn waxtaan maak moom si diine ak environnement ma koy laaj ndax si xutba yi wala ndax si alquran wala ndax yàlla am na lu mu wax si environnement pour tënk rek mu wax lu am solo mu ne ma léeg-léeg nga gis loo xamante ni day mel ni bàkkaar environnemental la. mooy nga fekk lu baax loo xam ne yàlla moo ko sàkk loo xam ne daf ñuy indi njëriñ nga ñëw yàq ko loolu terme bi mu utilisé pour man c'est très intéressant dafa ni loolu bàkkaar environnemental la. léegi nag si beneen wàll bi nga wax espace vert yi tey jii nii dama lancé benn pétition. ma ni 330 hectares yi ñu bëgg nii il faut ñu trouver emplacement yi. lu mel ni aéroport tey jii nañ ni aéroport bi déménagé na. aéroport bi mi ngi doxul aéroport militaire la et cetera loolu yëpp beneen wax la mais soxla nañu espace tey jii nii aéroport bi mooy li ñu dese. mais aéroport bi nag am na benn problème bu si am mooy akimoo bi nit yi di akimoo espace yi ñu ngi koy bëgg nag
commencé ci aéroport bi. waaw loolu noonu laa bëggoon ñu wax sax Mamadou mooy pétition bi nga def bëgg a def fële ca mooy parc bi nga bëgg a def fële ca aéroport Léopold Sédar Senghor est-ce que loolu noonu bonne idée la est-ce que mënoo woon choisir feneen beneen espace nga defee ko fa mais fi nga xamante ne moo nekk sax ba tey jii nii benn aéroport bu nekk ci biir ville bu Dakar nga bëgg koo def benn parc est-ce que tamit loolu du cause benn problème. loolu en fait du ñu xamante ni dañ koy forcer waxtaan la dama gis ni foofu espace bi mun na nekk mun na bañ nekk tey wala suba mun na nekk gannaaw suba mais waxtaan la te soo xoolee ñun dem nañ fa filmer gis nañ ni am na lu ñu waxoon ñu ne dañ koy def centre d'affaires mais centre d'affaires Diamniadio lan lay jëriñ Diamniadio du mooy site mooy ville bu bees bi donc yokku béton yokku bâtiment dina xaw a doy waar te soo xoolee foofu dem nañ fa filmer gis nañ ni daaneel nañu mur bi commencé di ko tabax donc ñun ñu xalaat ni au lieu que ñu koy tabax wala nit moom ko est-ce que tey jii Sénégal ak émergence bi ñu bëgg fii ak 2035 est-ce que mu ñu def loo xamante ni day nekk njëriñu askan bi yëpp parce que fii ak année yi ñëw lan la ñuy bàyyi comme héritage suñu génération future yi ñu ne lii këru diw la wala espace bi Sénégalais yi ñoo ko moom espace boo xam ni touristes yi dinañ fa mun ñëw Sénégal tey jii nii ñu bëri étranger wu touristes yi dañu am problème nekk fi ndax respiration bi dafay doy waar. dina jafe Aminata nga baal ma dina jafe loolu ndax aéroport bi boo dee xool xam nga espace bu mag la woon. mu am benn enceinte ci biir enceinte bi moom mooy base moom la ñu wax ni moom mooy doon aéroport militaire c'est-à-dire bu ñu jaawalee boo dee xool cité Tobago la je ne sais pas yu ñu tojoon sous forme de U nombre d'hectares aéroport bi mais boo duggee ci biir man dama fay dem léeg-léeg di visiter mais gars yi dagg nañ ko di ko tabax c'est-à-dire jaay nañ ko. et boo dee xool ci ban commune la bokk commune Yoff ñan ñooy joxe délibération yi c'est la mairie de Yoff. La mairie de Yoff bu joxee délibération yi fan ngay wutee titre foncier moom mooy impôt et domaine c'est-à-dire donc toujours ay nu mu tuddati démembrement de l'État ñoom ñooy séddale suuf si noonu laa ko mën a tuddee mais est-ce que ñooñu bon parce qu'ils sont quand même informés à des niveaux yoo xam te ni population bi la majeure partie amuñu ko mais est-ce que ñooñu ils ne devaient pas penser que cet espace là nga xam te ni c'est une aubaine pour Dakar parce que Dakar quand même manque de terre mënoon nañ ko créer environnementalement nga xam te ni Sénégalais dinañ ci mënti nooyi deuxième bi mooy est-ce que réellement am nañu des acteurs yoo xamante ni ils représentent l'environnement boo demee dans les pays étrangers tu vois des nu ñu tuddati ay écolo mooy ñi yor waayu écologie ay environnementalistes yi nga xamante ni dañ ils se battent pour que yenn espace yi des mais au Sénégal ça manque est-ce que tu n'as pas fait ce constat là. non suñ nee nag dafa manqué loolu dina xaw doy parce que soo jëlee benn exemple rek mën naa la jox exemple bi ñëkk ñëw sa bopp muy ku mel ni Ali Aïdar kooku moom def naa bay na waaram dëgg si wàllu environnement ak mangrove yi muy suqaliwaat ak yooyu yëpp bëri na fii man am naa ku mel ni monsieur Mokhtar Ba ba nga xamante ni moom moo doon xeex pour littoral bi ñu bañ fa def ambassade turque bi ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi wax ba sonn mais man dama jàpp ni yëpp waxtaan la wax nga waxu impôt et domaine et cetera ak mairie Yoff man dama jàpp ni waxtaan la suñ ne aéroport bi nañ ko def espace waxuñu tey waxuñu suba dañuy waxtaan bu ñu waxtaanee ba noppi nag ñu xool ndax lii dëgg-dëgg mën na nekk ndax aéroport bi dañ ko war a maintenir ndax kër yi fa ñi ñu fa tabax est-ce que am nañ droit est-ce que amuñu droit waxtaan la rek d'accord après nag ñu dem jéem a xool fekkee foofu noonu mënu nekk tey ñu xool feneen mais daal tey li leer te woon mooy 330 hectares yi nga xamante ni plan d'urbanisme prévoir na ko pour 2035 il faut que ñu trouver ko. te tey jii ñu soo xoolee fan moo gën yeel loolu ñu def ko aéroport boo soo aéroport fan nga gisaat. soo xoolee VDN bi ñu ngi commencé di ko désencombrer c'est-à-dire di ñu tabaxoon seen kër yi ñu ngi koy dindi. ça veut dire que tey jii nii am na espace yu bëri yoo xamante ni doon ay espace su tabaxukaay ñu tabax ko. léegi nag état bi moo war a jël ay responsabilités am képp ki nga xamante ni tabax nga foo xam ne waroo foon tabax lu mel ni sax léeg-léeg si banlieue bi par exemple nga gis nit tabax këram te yoonu ndox la. mu dem ba nawet jot mu am problème. mais Sakho dogguma la mais c'est complexe xam nga lu tax. boo jëlee deux voies Liberté 6 yi jël Sacré-Cœur VDN bi bu ñu ko defaree Sacré-Cœur 3 mooy booru ISEC. bi ñu ko defaree je crois yàggul dara donc c'était benn espace bu tàllal boo xam te ni respirable avec des bancs ainsi de suite mais jaar fa léegi nga xool tu verras des magasins des cantines ay concessionnaires yu fa exposer seen oto mais ñooñu fan la ñuy jëlee autorisation. non dëkk moom dama yaakaar ni dañuy waxtaan ba jubóo comme ni ma la wax. xam nga tey jii soo jëlee bëgg jël bant rek dóor day xaw a metti yu bëri gis nañ ni si dëkk bi doxul man li ma yaakaar mooy comme man ku mel ni man ak ñeneen ñi samay morom ay ndaw nañu am nañu peut-être beneen vision bu ñu gis ci Sénégal mooy maanaam
ñi ngi doon wax wàllu nouveau type de sénégalais. man gëwuma ni nouveau type de sénégalais am na man dama gëm ni sénégalais moo war a nekkaat mooy ñu delloo si suñu xalaat. delloo suñu xalaat bi nag mun naa am léeg-léeg mu jaar si ndaw yi mooy tey jii nii dëkk bi lépp lu nga xamante ni gis nañ ni du yoon nañu nguur jàppale ak conscience citoyenne bi nga xamante ni ku mel ni man ak ñeneen ñu ngi koy wax ngeen may ñu opportunité ñu ñëw si télé yi di ko si rajo yi ak télé yi di ko wax mooy léegi lépp lu ñu gis ni du yoon nañ si jàpp dëkk bi am tuuti loi tuuti règle ñu mun avancer man loolu laa jàpp donc dañu gis espace boo xam ne espace vert la woon toog ba si yaa gis ku tabax fa cantine parce que am na buntu bu mu jaar buntu yooyu nag moo war a tëju man loolu laa yaakaar. d'accord yow Mamadou Sakho ci li nga bëgg a liggéey est-ce que jéem nga ci collaborer ak état bu Sénégal wala organisation internationale yi nga xamante ni dañuy xeexal ngir gàncax gi àllam gi kay. Pour l'instant dinaa leen wax ni activité bi c'était une activité locale. parce que bon soo nee espace vert wala même sax nga nekk activiste pour l'environnement day nekk local mais soo demee ba def pétition ba junju ba laal loo xamante ni nii am na envergure di nga dem ba gis ni ñu bëri dana la si jàppale tey jii nii maa ngi lëkkaloo ak ñu bëri si ku mel ni Ali Aïda ku mel ni Mokhtar Ba bi ma wax ak ñeneen ñuy yëngu si wàllu environnement pétition bi aussi am na ñu bëri ñu ko signé ñoo xam ne nekkuñu Sénégal te loolu jar na ñu bàyyi ko xel pétition bi effectivement suñu ne environnement bi dafa dégradé wu Sénégalais yi ñooy ressentir conséquences yi soo nooyee lu bon fii Sénégal la mais bu ñu fàtte ni par exemple tourisme dafa bokk si li indi comme lu bëri si Sénégal te ñooñu aussi am nañ droit exprimer li leen déranger wala li leen neexu si Sénégal parce que suñ ñëwatul ñu ñooy perte donc tey jii nii effectivement à l'international ñu bëri dañuy envoyer message ay du ma sax citer quoi mais ñu bëri daal woote nañu pour ni gëm nañ li ngeen di def ñi ngeen leen di si jàppale te bés bu ñu waree defar di leen fexe ba aussi jàppale état Sénégal mu taxawal loolu. pétition bi vous êtes à combien yéen a ngi ci ñaata millions. pétition bi tey jii on est non eggaguñu millions nag ñu ngi 18 000 et quelques mais bul fàtte ni effectivement ñu bëri dégguñu français xam nga taux d'alphabétisme bi dafa xaw a d'alphabétisation bi dafa xaw a gàtt fii ci Sénégal. donc léegi ñu ngi xool ay moyens yu ñu mun def ba nga xamante ni dinañ mun laal population bi lu mel ni def ay vidéo en wolof. jéem a ñaax nit yi aussi laaj ku nekk rek nga partagé pour ñu yokk chiffre bi mais 18 000 déjà yaakaar naa ni 18 000 bëri na quand même. Sakho am ngeen liggéey de boo dee xool xam nga d'ailleurs les gens da ngay toog di jàpp les chaînes étrangères ñu expliquer nos plages malheureusement les Sénégalais ñoom duñ ko xam. le Sénégal Dakar surtout les côtes sénégalaises vraiment sont des côtes magnifiques. Mais boo jëlee Dakar les gens yi nga xam te ne dañ ci installé wu ne sont pas des nationaux sont des étrangers boo jëlee cadre hôtel yi nga xam te ni ñoo ñuy xañ suñuy ngelaw parce que man dama koy métti lu j'adhère à ta cause ñoom seen dëkk c'est-à-dire ils respectent les plages mais ñun pourquoi suñu dëkk ñuy ñëw di ci implanter ay hôtel ak ñoom seen parce que dañ leen ko yombalal c'est-à-dire donc ci chaîne bu njëkk bi nañu war njëkk taxawee environnement c'est-à-dire xam ni environnement maintenant secteur la boo xamante ni non seulement dafa link ak santé parce que ça permet à la population ci wàllu santé ñu taxaw ci wax nga ko problème respiratoire yi boo demee Albert Royer bu Fann mais da ngay foog ni xale yëpp feebar parce que y a pas une qualité d'air boo xamante ni ñu ngi koy nooyi garab li muy jëriñ ci doomu adama way nañ ko wax nañ ko jàngal nañu ko mais tey jii mu mel da nga nekk en face d'une population buy nelaw yan stratégie communicationnelle ngeen di waajal ak yan moyen ngeen di teg quand même pour percer le maximum de Sénégalais. mais comme li ñuy wax defe naa ni Sénégal dafa am ay base yoo xam ñi ngi fi te foofu nañu war sukkandiku suñu amee problème suñu amee lu ñuy ñaxtu lu mel ni sëriñ si su ma demee ba jël ku mel ni imam bi di ko laaj lan la l'islam wax si wàllu environnement loolu am na solo parce que imam yi wala sëriñ si sax man laay woo man maa ngi ku mel ni xalif général des mourides bëggoon naa ko gis ku mel ni xalif général des tidiane ak ñeneen gis leen ñu waxtaan parce que ñoom bés bu ñu waxee rek gëm naa ni dina sotti ñun aussi ñu ngi def ay vidéo ñu ngi jéem a ñaax population bi xamal leen ni am nañ ay comme ni naan le droit de vivre dans un environnement sain loolu droit au citoyen bu nekk la mooy comme li nga waree noyyi lekk naan dëkk foo xamante ni amoo problème environnement loolu droit bu ku nekk am na ko donc loolu mooy mbir bi après nag toujours on revient toujours à la même chose mooy état bi soo demee ba gis lu mel ni littoral ñun on a 700 kilomètres de côte te loolu si wàllu pêche si wàllu maanaam dafa bëri nga xamante ni daf ñu koy indi fii Sénégal comme ni ñuy wax Dakar fi mu toll nii warul woon a am sax problème de pollution parce que presqu'île nañ nekk ñu ne moustique sax warul woon am Dakar parce que fi ñu toll nii ngelaw bi daf ñu waroon baree ba nga xamante ni dañuy am benn climat bu régulier pollution du fi am du fi am mais nag ñu bàyyi ay nit
tabax fi nga xamante ni ñëpp ñoo ko moom. man maa ngi dëkk Mermoz. ba ma nekkee ndaw dama daan dem plage su ma xoolee asamaan si dinaa mun xam ni géej gi mel. ndax tàmm géej di ko sentir tey jii nii damay fàtte ni Dakar am na géej. parce que doo gisiti géej tabax nañ ko. donc loolu yëpp daal foog ñu taxaw si hôtel yi tourisme baax na trop mais nag am na loo xam ne bu ko ñëpp moomee rek jël ko jox ko ay nit wala aakima ko day xaw a doy waar. Aminata. leneen lu ma bëggoon ñu waxtaanee mooy par rapport ak ces documentaire bi ngay waaj projeté ci mois de février bi ñu dëkkmal lan moo la poussé ba nga ne Sénégal vers horizon 2035. Sénégal vers horizon 2035 ku ko dégg rek di nga xam ne te ni dafa lëkkaloo ak plan Sénégal émergent bi nga xamante ni 2035 lay war a pare ñu ne Sénégal fii rek 2035 dina am émergence. may fàttali ni émergence boobu nag waruñu fàtte question environnementale yi. surtout parce que Senghor dafa ni woon en l'an 2000 Dakar sera comme Paris. mais ban Paris nañu bëgg. est-ce que tey jii nii est-ce que ku taxaw Dakar di nga te dans 2000 ça fait 20 ans la jàll. est-ce que tey jii nii ku génn Dakar di nga gis ni niwoon nag Paris. te Paris bañ koy tabax ñoom dañu defar ay arbres def nañ lu mat 100 000 arbres bi ñu koy doog a defar Sénégal ana garab yi. donc loolu moo taxoon ma bind Sénégal vers horizon 2035 pour nettali rek situation environnementale bi avant indépendance. ak tey jii nii fu ñu si toll donc article la ñoo ko nekk en fait benn article bi ñu bindoon ci benn magazine. article bi dem ba am ay jaloore ba ñu def ba monsieur Mokhtar Ba bi may wax. def ci benn pacte pour l'environnement bu mu yónnee candidat yi. mu mel ni président di deuxième mandat bi dafa commencé ay jéego yu am solo ci wàllu environnement ñu ne léegi nag nañ ko wane parce que des fois bind ak wane du benn ñu def ci documentaire boobu nag nañu bëgg jébbal askan bi le 29 février incha allah Harmattan Sénégal. bu boobaa nag ñu profiter ci occasion bi pour mobiliser nit yi suite à la pétition ñu waxtaan nag bu boobaa ñi ngi woo ñëpp jaaykatu café bi ki nga xamante ni day jaay kii naan ba pare sànni koppam jaaykatu orange bi mère de famille yi paa yi sëriñ si environnementaliste yi képp ku nga xamante ni environnement ak Sénégal ñor na la ñu ngi lay invité nga ñëw damay joxe exemple ba Sénégal demee final Coupe d'Afrique gis na ni dëkk bi dafa setoon lu tax loolu parce que dañu amoon benn regain de patriotisme boobu nit yi kontaan nañu nekk sénégalais dafa leen neex man dama yaakaar ni patriotisme du benn bés kese normalement ñu Sénégal dañu war a bés bu nekk ñu nekk final mooy bés bu nekk sénégalais bi dafa war a gëm ni dafa war a liggéey ngir dëkkam dafa war a fier ngir dëkkam pour moom ak pour ñi koy seet si ak pour image bi ñu am à l'international donc daal message boobu lay lancé mooy sénégalais yi maa ngi di ñaan bés bu nekk nañ nekk final ba incha allah nag ñu gagné coupe du monde ak yeneen mais final bi moom bés bu nekk la. waaw projection documentaire bi le 29 la ban à partir de 17h30 ba xam naa 22h 23h dinañ am aussi ay débat premier débat bi mooy RSE levier de développement durable xool ndax parce que xam nga wax nañu population bi conscience citoyenne wax nañu état bi mais foog ñu wax aussi entreprise yi. xool naka la ñu entreprise yi mën a jàppale moo RSE levier de développement durable ak deuxième question bi mooy. Est-ce que la mobilisation citoyenne peut aider à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie maanaam est-ce que nit yi suñu regroupé woo est-ce que ñoom mën nañ jàppale état bi ak jàppale seen bopp ba environnement bi sain ba aussi suñu dundin sell. D'accord. Aminata mu mel ni midi juróomi simili ma ci des midi culture ban heure la du midi. Midi culture midi lay doon mais instant yi 10h55 lañ nekk 11h moins 5. waaw moo tax balaa ñu jeexal dañuy wax tamit ci sujet yi nga xamante ne actualité la lu ci mel ni mbëbës nekk foo xamante ni vraiment daf. publicité kon pub technicien bi ma induire en erreur donc moom mooy def signe ma foog ni midi culture la mais pub la 11 donc 10h55 11h ma ñu dem ci publicité ñëwaat. juróom fukki simili ak juróom-ñaar du 11h yu fegg loolee midi culture des na kon wax toog ñetti simili pub lañ doon dem dellu soit ci plateau bi feggoog suñu gan Mamadou Sakho ak Aminata Ba ñu wéyal ci wàllu alam gi ñu toll woon fa am solo mu di naka la ñuy conscientiser askan wi ngir espace yi nga xamante ni dese nañ ko néew ci Ndakaaru mu mën a doon ay espace weer nga xamante ni dinañu mën a may ñu am qualité ngelaw gu baax di ko nokki suñu dënn yi mën a am li nga xamante ni nag suñu espérance de vie di ciy joué Mamadou Sakho defe na. waaw loolu moom dëgg la soo xoolee tey jii nii maladie yi mi ngi bëgg ëpp mi ngi bëgg jéggi dayo donc loolu moom il faut que ñu dugg ci carrément donc reboisement aussi solution la parce que tey jii nii comme li ma wax garab day jël CO2
CO2 moom di ñu jox oxygène donc moom garab yi ñuy dagg sax da nga gis nit mu ñëw gis garab rek dagg ko xamul ni mi ngi yàqal boppam parce que garab yow da nga koy moom mi ngi lay jox li nga xamante ni moom nga soxla pour dund donc reboisement bi am na solo trop gis nañ ni acteurs yi quand même ñu ngi bëri léegi nii reboisement bëri na entreprises yi ak seen RSE responsabilité sociétale des entreprises ñi nga am ay initiative pour def reboisement mais comme li ñuy wax balaa ngay nettoyer bul tilimal reboisement baax na lool mais naka la ñuy def ba bañ polluer pollution bi nag lu ci bëri effectivement industrie yi la ñoom ñooy polluer industrie yooyu nag foog ñu ñaax leen aussi wax ak ñoom ñu xool naka la ñuy def ba wàññi seen pollution population bi aussi bépp comportement bi nga xamante ni am na ko te day yàq alam bi ñu waxtaan ak ñoom comme li ma wax mun na nekk ay vidéo mun na nekk ay théâtre sax nañ si jóg musiciens yi nañ si jóg ku mel ni Ndongo Di moom mi ngi def lu bëri. d'accord yow Mamadou mbaa li xam nga état bu Sénégal commencé woon nañ fi Dakar ville verte ñu door ko fii mais gis nañ ni projet bi dafa mel ni amul suivi ndax dañu ne woon dañuy parrainer chef de quartier bu nekk lii pour muy jëmbat ay garab mais gis nañ ni loolu noonu kenn topp ko mbaa yow li ngay dox ni mbaa doo dem def ni état bi di def. non parce que looy def te bëgg ko te xam ko surtout doo si sonn. donc éducation ak sensibilisation dafa am solo balaa ngay sumb dara donc loolu dafa am importance gëm naa ni état bi su expliquoon population yi dëgg-dëgg yan problématique la bañ toppatoo environnement bi bañ am garab wala dagg garab yan problématique la mun indi seen santé ak seen dundin dinañ ko gën a xam donc loolu lu am solo la et puis reboisement bi aussi warul nekk rek ay garab yoo xam ne amul njëriñ léeg-léeg ngay sooy liggéey sax si espace vert léeg-léeg nit ñi la man de garab bi daf may sonal day tilimal parce que xamul ni moom da koy jox oxygène donc aussi pourquoi pas reboisement bi ñu jéem a xool ay arbres fruitiers jéem a xool ay garab yoo xam ne dafay amal njëriñ askan bi ay garab yoo xam ne day faj yu mel ni nebedaay et cetera donc bu boobaa su la wóoree ni garab bi ngay samp nii fii rek quelque temps dina la jox loo lekk di nga ko toppatoo. dindi fi garabu niim yi pour l'histoire parce que nee nañ ma niim dañ ñu ko imposer amul benn njëriñ c'était juste pour voilà est-ce que tey jii y a pas un plan pour enlever ces garabu niim yooyu def ci li ñu ci wax ay fruitiers ay garab yoo xam te ni c'est dafa amal njëriñ askan wi et puis également comportement yi parce que dafa am solo. Président de la République dafa woote cleaning day c'est un constat fait c'était un samedi ou un dimanche tout le monde est sorti ñu génn tibb ainsi de suite après le lendemain on a vu que c'est le comportement des Sénégalais qui fait défaut tey jii yéen ci yan fànn yan accès ngeen di dégager pour au moins amener les Sénégalais à changer de comportement. changer de comportement comme ni ma wax rek sensibilisation lay nekk c'est-à-dire nit ki balaa nga koy defloo dara il faut mu xam dëgg li muy def lan la répression aussi mënu ñàkk c'est-à-dire dëkk moom dafay war a am tuuti loi c'est-à-dire ku tilimal ñu ne la ñu am dal sa kaw soo xoolee dëkk yi développé yi léeg-léeg sax nga tufli si mbedd sax da nga koy ragal def parce que soo ko defee nit mën na la gis police jàpp la wala yu mel noonu donc dafa war a nekk benn sensibilisation nit yi xam dëgg lan la li ñuy def ban conséquence lay am nguur gi aussi jàpp si mooy ku defar say travaux ba pare sànni sa gravat ñu ñëw am ñu ne la temps ngay fay ku dagg grave te woo ko dagg ñu ne la temps ngay fay ku tilimal et cetera donc règle rek la def naa ni suñu defee noonu dinañ si mun génn. d'accord comme question bi Mamadou Fall ñëw ak yow fa laa bëgg ñëwaat muy clinique day bi yow nan nga gisee initiative boobu est-ce que jàpp nga ne yow boobu la initiative mën na am réussite. clinique day bi lu baax la mais tey jii nii suñu exemple si wàllu environnement wàllu salubrité Rwanda lay nekk dafa mel ni Rwanda la jóge même le mot sax en anglais man dama doon naa ci waxtaan ak kenn ma ne ko non pour man président wala je ne sais pas chargé de communication présidentielle waruñu woon choisir le cleaning day c'est en anglais mais ñun au Sénégal on a notre set setal te dafa yàgg set setal donc on pouvait prendre set setal mais cleaning day c'est vrai que ça renvoie au Rwanda. waaw cleaning day comme mot anglais lu ñu bëri des duñu sax xam lan la léegi peut-être mënoon nañu def set setal 2.0 mooy ñu évolution bu mu am peut-être mais xam nga soo ne set setal rek xamoo kan nga koy defal xamoo ndax da nga koy defal nit wala sa bopp nga koy defal donc il faut mu ñu waxtaan parce que lépp loo gis aussi état bi il faut que tey jii muy commencer di waxtaan ak population yi balaa muy jël décision gëm naa ni président de la République waroon na sax si wetam am nay conseillers waroon na am peut-être benn jaaykatu gerte boo xam ni day jaay gerte mu toog si wetam kooku dugg palais parce que palais warul nekk endroit boo xam ni kenn du fa dugg war na toog am benn apprenti car rapide boo xam ni tous les mois dina dugg toog ak président ni ko président de man
damay apprenti laa lii ak lii laa gis si mbedd bi maire bi ngi jaay gerte toog ak président ni ko lii ak lii benn jeune bu am 18 ans président su ko defee rek solution yi dina ñëw. xanaa boobaa dañuy dindi assemblée nationale. non assemblée nationale. pencum ndaw réew mi kay ce sont les députés qui doivent jouer le rôle. C'est-à-dire parce que gox bu nekk wala député bu nekk am na gox boo nekk xam nga lu fay sooxee askan wi nga fa nekkal mu di assemblée nationale donc nga war a proposer boo proposer jëwriñ ñi fay jaar ak ministères yi ak ñoom seen ñu yeggee président jël ndogal. loolu la mais jàpp naa ni comme ñu naan yokku ñeex yàqu dara ci cere soo gisee lu mel ni Rwanda bi ñuy jël exemple président bi am na ñu ko mun toogal si bésu nettoyé même président Macky Sall sax def na ko. mooy mënul na ko bañ def. donc je veux dire lu baax moom. loo si def rek doyul am na député yi ñu ngi def seen liggéey effectivement mais daal woon na président am ñu koy xamante ni dinañ ko peut-être xelal tuuti si solution yi ñu mun am setal mooy suñu terre bi ñu am. ñu jëm ko moderniser ba nga xamante ni population bi dinañ xam te aussi baax na trop di nettoyer mais fan nañuy def déchets yi. tey jii ñu bëri bëgg nañ nettoyer mais xamuñu fi ñuy def déchets yi gis naa ni ministre Abdou Karim Fofana mi ngi def ay jéego su lu mel noonu si wàllu recyclage bi ak gestion des déchets. loolu aussi am na solo. Mais gis nañ keroog le 4 janvier ni ko président déroulé mooy jour setal bi et février incha allah ñu nam amal deuxième journée bi yow nan nga gisee ni noonu lañ ko war a defee ngir mu mën a am réussite ndax gis nañ keroog président da doon dem ci quelques localités yi nekk ci centre ville bu Dakar yow nan nga gis ne moom lañ ko war a defee dëggantaan pour clinique day bi am réussite bu baax. man si sama wàll man mi nga xamante ni bokk voilà maa lancé pétition bi ak ñeneen pour man dafa war a nekk échange c'est-à-dire ñun tey jii on est 18 000 et quelques ñu ne dañu bëgg espace vert Dakar sonn nañ di cri de cœur quoi c'est-à-dire dañ ko joytu léegi président bu ñu dégloo ñun ñu mobiliser dafa war a nekk échange mun naa ni sax donnant la mais suñu répondre suñuy exigence suñu bëgg-bëgg ñun ñu mën si jàpp parce que cleaning day bi c'est une très bonne chose mais problème bi mooy communication bi jàllul. dañu yeewu suba teel rek ni cleaning day te loolu Sénégalais yi suñu xamoon dëgg-dëgg ñu defal leen benn plan si année bi sax teel leen ko wax peut-être dinañ si gën mun jàpp. mais defe naa communication bi daal moo xaw a des te nañ ñu jàppale daal ñun par exemple on a la capacité de mobiliser parce que tey jii nii nit yi ñu ngi kaas bëgg nañu espace vert. mais yéen associé wu leen. cleaning day bi est-ce que associé nañ leen yéen ñi yëngu ci wàllu environnement. voilà lu mel noonu lay wax tey jii soo xoolee wàllu digital gis naa ni am na benn organisation boo xamante ni def nañ ko ba nga xamante ni lépp ñuy yëngu ci digital wala ci entrepreneuriat am nañ seen agence comme la DER par exemple. mais ñiy yëngu ci environnement war nañ leen woo créer leen benn structure boo xamante ni dinañ mun di waxtaan seen biir di jàppale ministère de l'environnement di jàppale ministère de l'urbanisme loolu nag bokk na ci li nga xamante ni bëgg naa ko taxawal suite à la pétition suite ak li may yëngu yëpp mooy le 29 ñu mobiliser ñëpp ñu toog waxtaan. ñu jéem a xool naka ni ñuy jàppale suñu bopp jàppale gouvernement bi. mais question bi la Mamadou laaj mooy est-ce que yéen génnoon ngeen ci jour cleaning day bi est-ce que yéen génnoon ngeen pour def setal. man cleaning day bi pour te dire dama ko yëguma au dernier moment laa ko yëg cleaning day au dernier moment laa ko yëg c'est-à-dire ñun ni ñuy def aussi xaaral ñu cleaning day pour def ko yàgg nañ di yëngu si yëfu environnement yëfu setal lu mel ni tey jii Mermoz ñu ngi organiser aussi le 8 février. setal boo xamante ni bokkul sax si cleaning day bi. donc loolu dinañ si jàpp indi suñuy doole indi suñuy moyens donc. cleaning day bi c'est une bonne chose mais comme ni ma wax loo yëgul loo xamul doo si mun jàpp te day mel ni ñu bettal si la rek ñi la jógal demal nettoyer day xaw a metti le temps ngay yeewoo ak yooyu. d'accord ba tey lu soxal alam gi gis nañ askanu Malika di doon xeex doon génn di dox ñaxtu yàggul dara ngir ñu tëj décharge bu Mbëbës yow loolu nen nga ko gisee. décharge bu Mbëbës effectivement dafa nekk problème boo xamante ni suñu waxee si wàllu respiration sax ak problème respiratoire yi bokk na lu bëri loo xam ni. Mbëbës moo koy indi mu mel ni bëkki démb rek am na benn waay bu nga xamante ni day yëngu ci environnement ak qualité de l'air mi ngi doon wax ni ku dëkk biir plateau ab ay côté 20 yooyu boo soo nekkee sa parenthèse soo noyyee rek di nga sentir xetu Mbëbës. te loolu xeetu jàngoro bu nekk lay mën indi. Dakar Plateau. waaw Dakar Plateau donc ngelaw bi amoon tax na ngelaw bi Mbëbës yëpp ci Dakar Plateau la doon dem. donc loolu lu jar saytu la. léegi tey jii nii Mbëbës xam nañ ni objectif bi mooy tëj ko ñi ngi jéem a xool nag avant ñu koy tëj naka la ñuy def bu def gestion mbalit yi loolu moo tax tey aussi am na ay start-up mun naa leen citer ku mel ni Siprovis ay ndaw yu xarañ yi nga xamante ni ñi ngi yëngu si wàllu recyclage jàngal aussi sénégalais yi ñuy recycler mooy mbalit doo ñëw rek jaxase yëpp waaw xolit yi ak verre yi ak plastique yi dañ leen war a jàngal nànk-nànk ñu koy trier mbuus yi ku mun bañ utiliser te mbuus
nga def ko mbuus yi daf ñuy sonal léeg-léeg nga gis nit dem boutique 5 fois saa yu demee jël mbuus yooyu yëpp il faut ñu ñaax ci Sénégalais yi ñu koy moytu comme ça mbëbës xam naa fii de quelques années ñu mun ko def sax parc mu nekk deuxième parc vert deuxième poumon vert de Dakar. Mbëbës nee nañ dañ fa def usine de recyclage. waaw ba tey loolu aussi lu baax la. gis mesures yi Abdou Karim Fofana jël mooy ngir def poste de santé poste de police yooyu noonu moom loolu la wax yow loolu ngeen ko gisee même bu fekkee ne askan wi dañoo bëgg ñu tëj ko mais moom ci lim génn wax mooy ça veut dire que duñ ko tëj mais dafay continuer mais dañuy defaraat structure bi. lépp lu nga xamante ni day defar te di jëmale kanam Sénégal bismillah. léegi daal mbëbës daal li am solo mooy mbëbës na tëj ñun filmé nañ ko documentaire bi di nga gis ni filmé nañ ci mbëbës mais lu doy waar àdduna bi lu mel ni mbëbës pratiquement amatul en tout cas ci dëkk yi nga xamante ni dañ ni ils sont émergents wala bëgg nañ am émergence loolu amatul ci àdduna bi donc mbëbës daal lépp lu ñu ko def rek te mu wuuteeg di fi nekk tey pour man c'est une très bonne chose. yaa ngi wax waxu sachet à l'Assemblée nationale je crois y a la loi. xam voté nañ ko ou pas une loi boo xam te ne dafay interdire l'utilisation des sachets et d'ailleurs je crois y a la création de sous forme de papier dans certaines pharmacies boo duggee dañ la koy jox. mais bu fekkee est-ce que loolu ça t'encourage c'est-à-dire un pays boo xam te ni ça fait 5 ans où dañuy annoncer la création wala sax l'adoption d'une loi boo xam te ni dafay interdire le plastique parce que plastique nee nañ 4 siècles ou 3 siècles xaw ma je ne sais pas combien d'années lay durer boo ko defee ci suuf si mais nga toog léegi ça fait 3 ans ou 4 ans mënuñu fexe ba matérialiser cette loi là est-ce que loolu cela vous encourage yéen ñi nga xam te ni yéen a ngi xeexal environnement bi. effectivement dañ ko interdit woon après nga gis ni industriels yi wala ñi koy importer dañuy wàññi grammage bi. waaw donc en fait dañu contourner loi bi xeex bi kenn du ci tàyyi parce que ñu ngi koy defal suñu bopp di ko defal génération future yi c'est-à-dire peut-être ñun sax li ñuy def tey duñu gis njëriñ ñi suñuy doom yi ñoo koy gis mais loolu aussi dafa am solo mooy ngay liggéey pour sa avancement wu dëkk parce que tey Sénégal su tollee fii c'est que am na ñu ko liggéeyal démb. donc effectivement il faut ñu xool ni ñuy def ba interdire sachet plastique yi. Ne serait-ce qu'en termes d'image foo dem ci dëkku Sénégal yi nga dem muy Kaolack dem naa fa def nañ tour du Sénégal soo demee Kaolack soo demee Saint-Louis soo demee fu bëri mbuus yi mooy dafa ñaaw te suñu alimentation mën na ko impacter parce que tey jii nga gis xar yi léeg-léeg ñu lekk mbuus yi mun na dem ba inondation yu bëri loolu moo koy indi da ngay gis bu taw ñëwee canalisation yi day boucher ndax sachet plastique yi maa ngi wax souvent pour di kaf mais dama ni est-ce que suñu ceebu jën bi sax nekkul en plastique. parce que mbuus yi su demee ba dugg ci géej gi jën yi di ko lekk man dama yaakaar ni plastique ni ñuy lekk ceebu jën bi c'est ceebu jën en plastique. d'accord léegi ba tey li ma bëggoon ñu waxtaanee moom mooy fële ca baax ñi gis nañ fa centrale à charbon bu fa bi fa nekkoon ci COP 25 bi jëwriñ bi yore wàllu alam gi Abdou Karim Sall xam le ne dañ koy tëj daal di koy def centrale à gaz donc bu fekkee ni sax askanu baax ñi yàgg nañoo xeex ngir ñu jëlee fa centrale boobee ndax nee nañ da leen di sonal bu weesoo Sococim bi nga xamante ni mu ngi foofu seen wet yi ñi nga xamante ni da ngeen di xeex ngir lépp loo xamante ni dafa yàq alam gi yéen ban taxawaay ngeen ci am. charbon moom foo ko dégg rek xamal ni du jàppale environnement parce que soo déggee charbon mooy ñu ngi dagg garab donc charbon moom tey jii nii dañu woon xool le maximum bu ñu def pour bañ utiliser ci charbon tey jii Sénégal am na ay ressources naturelles yoo xam ni gis nañ ko ci dëkk bi lu mel ni pétrole ak gaz exploité guñ ko wante lépp lu mu mun indi rek ci koom-koom dañ ko war a utiliser. pour def du ma ni transition écologique parce que transition mooy nga jóge ci dara bëggu dellu ci li gën ñun on est même pas encore industrialisé donc ñun xaalis boobu bés bu génnee wala fekkee sax spéculation mooy maanaam waxtaanu pétrole parce que waxtaanu pétrole kese dafay indi koom-koom ci dëkk parce que investisseurs yi dinañ sa war a ñëw économie bi dina xaw dynamique donc lépp li nga xamante ni Sénégal gis na ko en termes de croissance ni koom-koom yokku na ci dëkk bi nañ ko utiliser pour dem ci énergie verte yi nag bëri na mun na nekk gaz bi sax soo xoolee moo tane charbon bi. mais est-ce que gaz bi tane na charbon bi parce que waa baaj ni ba tey nee nañ ji ni bu fekkee ne état bi dafay tëj charbon bi dafa gaz ñoom ba tey pare nañ pour xeex est-ce que yow da tey gisoo ni état bi dafa waroon changer dindi ko en tant que ñoom da leen indil ay loraange ñu di jéem a def leneen wala indi ay énergie propre. waaw énergie propre yi moom mi ngi mais xam nga mbir mënoo ko soppali du jour au lendemain dafay laaj ñu def ko par étape tey jii nii charbon bi mënuñu toog ba si yàgg rek tëj centrale bi noonu il faut ñu am ay transition donc transition yi nag nànk-nànk bi dinañ dem ba après nag investir comme li mu wax manne financière bi ñuy am ak pétrole bi jéem a investir si énergie verte yi toutes les énergies possibles mun na nekk éolienne mun na nekk le solaire
voilà. lépp ñu dugal ko ci programme 2035 ci wàllu alam gi Sénégal donc vert du ma ne sax Dakar ville verte Sénégal vert Mamadou Sakho di la gërëm ci lu am solo li nga indi ci waxtaan bi ci wàllu alam bi kàddu gu mujj gi ñu déglu ko taataan ko. waaw maa ngi leen di remercier si invitation bi di nuyu auditeurs yëpp j'espère que ni ñu waxtaan fii dina am njëriñ pour askan bi te xam naa li ma waxoon sànq laa revenir mooy Sénégal dañu war bés bu nekk ñu nekk final. voilà. bés bi nekk ñu nekk final ngir suñu alam ngir a ñoŋ ñu mën a am nokki gu baax maanaam xëtër yi nga xamante ni ci wolof mooy poumon ci français yu mucc ayib Aminata Ba yow ak sa gan yaa ko dalaloon kon ñu jox la kàddu gi. Mamadou ñu koy jaajëfal bu baax a baax di am mbégte vraiment mbégte la ànd ak moom di fàttali rek ni Mamadou jeune entrepreneur la moom moo initié plateforme bii ni Jadna ba pare fas yéene def benn projection Sénégal Sénégal va horizon 2035 wax na ko sànq le 29 février la incha allah à partir de 17h fële ca Harmattan Sénégal kon ñun ñëpp Modou Fall dañ ko dem fekk jëf foofu noonu Mamadou Sakho di ko jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal tamit ñu doon teewlu ci 99.4 King FM ak tamit ci plateforme King FM yëpp di wax askan wi nañuy sàmm vraiment alam gi ndax alam gi ñun ñëpp ñoo ko bokk tey jii nii bu ñu amee ay espace vert loolu de un dina baax ci suñu wér-gu-yaram te wér-gu-yaram pour man moom mooy lépp.